ñu dem leen candi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca dim lu jëm ci soppite code électoral ci Sénégal ëngam lu dina am ña nga ca boobaak léegi war a becc doxin wi yees ci mbirum élection ci biir Sénégal ministre ba woon Mame Mbaye Niang jegalool président Macky Sall moo becc boobu leen xibaar tey moo nekkoon gano ko tok ci ITV dañ ci wëkk mi ngi madame Ndiaye ci biir xabaar itam doon ca bokk leneen soxal boo fa bayat ginnaaw daanaka ay at ñu ngi leen cong la amoon ba ay nit ñàkk seen bakkan yoon tegoon loxo ñenn ci ñoom grève de la faim xiif seen bopp la ñu def ñenn ci ñoom sonn ba nekk Sowétas xëm ba leen samp ay butéel daañu ci ànd ak nga xam si moo di Assane Ba ci biir xabaar itam ca diwaanu Ziguinchor dana ci bokk waajal li nga xamoo jongante CFEE fi mu toll nii tembe lenn ci ay élèves candidat tàmbali waajal wàllu gu ni mel ana fu ñu toll ci tiitaange wala lu mu ci mën doon am na benn élève bu nuy seeti ko xool nan lay waajee jongante nee na nafar na ci bépp anam kon tiitaange amu fa daañu ñu seen bu baabu est-ce que ñuy song faram fàcce gi. ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV tàmbali faram fàcce ak xabaaru marax yi jëm ci KMS 3 usine Kër Momar Sarr bi nal ndox ngir wëgg lu bari ci biir Sénégal Thiès ba Ndakaaru ak gox yu bari yi mu romb daañu ko dalloo fukki fan ci weeru juillet gi njiitum réewum Sénégal président Macky Sall di def dalloo gu ni mel booy fekk na sax kër ga di usine boobee yàgg naa dox ñaari fan ci weeru mai ba léegi mi ngi dox di jox lu bari ci am ndox ci biir Sénégal gën caa fees Louga jàpp Thiès ak Ndakaaru ak gox yu bari ci biir réew mi dañ toppaat moom leen mbir ci nu mu gën a yaatoon ndax boobu lépp këru ndox dina jox daanaka téeméeri junni ci ay mètres ci wàllum ndox bis bu set dolli ko ci réseau bi fi nekkoon ngir gën a doyal ndox mi ba ñi ko soxlawoo ñëpp mën caa jot dañ ñëwaat incha allah topp ko ca nu mu gën a yaatoo. benn xibaar bu ñuy topp mooy xam ngeen ni jamono ji tembe Covid ci biir Sénégal ak ñi soxlawoo oxygène bi di ngelaw gi ñuy dimbalee ñi amee néew doole ci wàllum xëtër hôpital Fann gën caa fees lool barki démb dong la woon jibal kàddoom professeur Seydi ni woon am na boobu lépp xeetu nokkikaay googule dafa daal di woon manqué oxygène bi manqué woon na lool waaye mu ni qualité bi tam baaxul woon lu ni mel nag tey ji weddi am na cam sang ci émission bi di kenn waskan wi ci ITV ci la kii di docteur Cheikh Tako yëkkatee kàddoom moo ŋànk benn pàcc hôpital Fann ma ngay faram-fàcceeg El Hadji Malick Cissé. la nga xamante ni daan nañ ko def te gisoon ni amoon na njëriñ ñu dem ci ndax xëy na dañoo dem ba jamono yi nit ñi mel ne dañoo fàtte feebar bi mel ne ñëpp dañoo bàyyi ndiku li ma jàpp mooy même bu doon te ni tey ji dañuy dajaloo it bu ku ci sol sa masque di raxas say loxo yor sa gel hydroalcoolique bu ñàkk jotee nga dem ñàkku ji jàpp naa ne loolu mën na am muy CTE Fann muy beneen CTE hôpitaux yëpp am na li ñu tuddee centrale d'oxygène maanaam machine boo xamante ni ngelaw li lay jël def ko oxygène transformé ko ñu koy defal maladie mais pour comme machine dong la te machine mën naa paan mën naa bañ a paan mën naa doy mën naa bañ a doy faaw ñu boole ci li ñu tuddee ay rack d'oxygène maanaam ay bouteilles oxygène yoo nga xamante ni hôpital bu jël am nga ku lay indil oxygène ci marché boo nga xam ni ministère de la santé moo ko def ak jëm ak DAGE alors def marché pour que ku mel ne molécule gaz di indi oxygène fu mel ne Fann fu mel ne air liquide di yóbbul Dalal Jàmm ku mel ne Sahel gaz di yóbbul principal et cetera donc noonu lañ ko mayee de sorte que problème oxygène gis nañ ko ci yeneen dëkk mara imsi mais je pense que li ñuy wax yëpp mooy gën a fàggandiku gën a bàyyi xel je pense que waxtaan bi loolu la gën a nekk autre chose c'est nañu xalaat pour que loolu bañ a ñëw qualité machine maanaam machine mooy mesurer ni oxygène bi kat am na pureté nangam wala pureté nangam loolu machine moo koy wax loolu bu fekkente ni dem nga ci machine ba da lay bindal man de am na pureté nangam am na nangami baar ki nga xam ne mooy indi oxygène bi également am na machine buy nekk ci machine bi buy wane ni pureté bi ñu am nangam la wala nangam maintenant il faut toujours que ñuy superviser di ko suivre di ko xool di ko saytu loolu lu jaadu la mais il y a pas de problème particulier. docteur Cheikh Tako Diop doon indi leeral ci mbirum oxygène bi ak qualité ba ci hôpital Fann leneen soxal mbirum paju gi man ko junjaas lëf mi ngi soxal mbirum Covid 19 tollu waaye tey ji am nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay nit yu yees amee feebar bi lu bon am na ca kenn ku génn àdduna juróom-ñeent fukk daal dinañuy wérdali seen ay mbokk am na fukk ak juróom benn yu sonn ba nekk Sowétas
ñu jëm ci beneen gox bu aji Sowétas mooy ñin jàppoon ba léegi ca Cawal boo fa bayet la ay nit ñàkk seen bakkan ci daanu Ziguinchor yoon tegoon loxo ñenn ci ñoom enquête baa ngay wéyandi waaye ñenn ci ñoom dañoo songoon grève xiifal ban xiifalee seen bopp nag ay fan ñu nga tàmbalee lot juróom-ñaar ci ñoom fëkk nañ leen yóbbu l'hôpital dañoo sonn ba nekk Sowétas ñu leen di sampal ay biteel ñu xul Ziguinchor ànd fa correspondance ñaar fukki nit ak juróom yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo ci affaire boo fa bayoot te ñu nekkoon ci grève de la faim depuis àllarba bi weesu ca mag bu Ziguinchor mu ngi gën a doy waar ginnaaw juróom benn fan yi nga xamante ne lekkuñu ko naanuñu ko seen wér-gu-yaram nag mu ngi gën a doy waar juróom-ñaar si ñoom nag jamono ji ñu nekk sous perfusion mu yóbbu total bi rek ba fukk ak ñaar yi nga xamante ne jot nañ dem ci infirmerie bi ndaxte balaa juróom-ñaar yi am na juróom yoo xam ne duggoon nañ fa bokkoon na ci journaliste bi de René Capain Bassène waaye ginnaaw bi ñu suspendre woon seen grève de la faim bu njëkk bi ci weeru avril ginnaaw ndaje bi nga xamante ne dajoon nañu ko juge d'instruction bi ba mu joxoon leen ay garantie ne dinañ lijjanti dossier bi bii yoon René Capain Bassène ak ñi mu àndal dañoo fas yéene rek dem ba jeex ngir ñu mën a am li ñu bëgg seen mbokk yi nga xamante ne nag ñu ngi wéyal dem ak dikk yi ca mag ba ñu ngi am njàqare rek ci seen wér-gu-yaram bi nga xamante ne saa su nekk day gën a doy waar te ba léegi yi nga xamante ne mooy autorité judiciaire yi waxaguñ leen lu ñu mën a dégg ñaar fukk ak juróom nit ñi nga xamante ne nag tegoon nañ leen loxo ginnaaw téere boo fa bayot bi ñoom nag li ñuy sàkku rek moo ñu ubbi leen ab procès ginnaaw ñetti at ak juróom benn weer yi nga xamante ne teg nañ leen ko loxo ñuy fàttali ne rek ñooñu ñu ngi leen di toppee ñeenti chef d'inculpation muy association de malfaiteurs assassinat maanaam rey nit bokk ci mouvement insurrectionnel ak détention arme à feu sans autorisation muy maanaam yor ngànnaay bi nga xamante ne amuñu ci ndogal Assane Ba Ziguinchor iRadio. Assane Ba jaajëf moo ñu toppal mbirum Ziguinchor ak ñin jàppoon baax léegi soxal mbirum boo fa bayoot jógee Ziguinchor wàccaat ci Ndakaaru waxtaan mbirum élection fi ñu tuddee élection locale la ñu dëgmal waaye soppeeku dina am bu defoon ndànk jëm ci code électoral bi mooy doxinu yoon li ñu dëxëñ ci mbirum wotaakon yi ak mbirum wot bi loolu lépp nag am na lu ci war a soppeeku dem ëngëm loo sax mi ngi am boobaak léegi ci ngoon ba tey muy gouvernement bi ak ñi ngànk mbirum élection ci biir Sénégal waxtaan nga mooy lenn ci ay accord maanaam yu ñu déggoo woon ci ay poñ ci dialogue politique bi ñu war a ko mën a dëxëñ ci code électoral bi lu di mel kàddu la yoo xam te ne bii Mame Mbaye Ndiaye moom mi fi nekkoon ministre bi kon ndaw ñi ay jamono ci nguuru président Macky Sall waaye tamit doon chef de cabinet njiitum réewum Sénégal président Macky Sall bëcc yooyu kaddu mu nekkoon tey émission Tok Tok ñëwaan tamit tolluwaay actuel ci Sénégal mi ngi Maham Ndiaye. juróom-ñaari weer moom moo des ñu daal di amal élection yi nga xam ni moom mooy élection locale yi gouvernement bu Sénégal daal di jël dogal ngir rek indi ay coppite ci code électoral bi mu doon ay coppite yoo xam ni dana jël li nga xam ni rek moom moo tukkee woon ci waxtaan bu ñu woote woon gannaaw ba ñu génnee ci élection présidentielle yi te lépp lu ñu jëloon ci ay dogal dinañ ko ci dugal suñu sukkandikoo ci Mame Mbaye Niang. njiitu réew mi moo waxoon ne que lii jóge ci dialogue politique bi pour améliorer processus électoral bi poñ yi ñu d'accord yëpp moom dina ko def naa tey ci loolu lañ nekk pour matérialiser ko parce que jot bi daf ñuy tënk pour fexe def ko ci délai yi pour mu respecter donc def naa luy bettaate am ci lu bees du ci am déedéet mais liñ d'accord parce que tamit suñuy nawle lañ ko woon wax président wax ci kanamu askan wi ñoom ñoo waxtaan ba d'accord société civile bi ñëpp taxaw ñu ni ci lii lañ d'accord liñ d'accord dinañ ko def liñ d'accordul ñu ajandi ko ba jëmmi jamono ñu waxtaanaat ci donc jàpp naa ni ko loolu rek moo mën a am. mu doon ay coppite yoo xam ni faw mu am laataa rek ñu amal li nga xam ni moom moo di élection yi gouvernement bi nag def lu ñu mel daanaka ay bés rek ginnaaw ba ñu indee ay coppite lu jëm ci beneen loi muy code pénal ak code de procédure pénale waaye yooyu la coppite ba tey ma ngay jur coow fii ci réew mi Ousmane Sonko yëkkate ay tuuma teg seeni ndodd waaye Mame Mbaye Niang nu li ñu mel du ci dal. moom ba mu commencé ba léegi lépp lu mës a wax amul dara lu ci am mucc 94 milliards pétrole assassinat attentat terroriste bo mësul wax dara loo xam ni ca cappaandaw ga li mu wax teg nañ ci loxo mësta am noonu la yëf yi demee loi bi bu fekkoon ni que Pastef moo ko tax a jóg kon nañ jàpp ni que àddina bi yëpp dañu jóg pour rey Pastef moom fi mu nekk nii lu ni ñoxoor ñaar muy laaj dañoo bëgg a sàqal pexe kenn sàqalu ko pexe à moins que moom mu gis boppam ci liy tere loi bi. Ousmane Sonko bi mooy gulet muy jël ay tuuma di ko teg su ndodd gouvernement bi te dara wéeru si suñu sukkandikoo si Mame Mbaye Niang moom muy wax ne Ousmane Sonko heure bi si kaso bi la ko waroon fekk. fii réew mi kuñ fi jiiñ viol boo defee boo deful li ñuy njëkk a def mooy jàpp tëj mandat de dépôt loi boobu Ousmane Sonko ci boppam moo ko voté moom jigéen bu nëbbatuwul bu ñu xam kanamam xam fi mu nekk wax
ay wax ni moo ma fekk fii moo ko fii moo ko jiñ viol donc man jàpp naa ni ni ñuy jàppe ñëpp lañ ko war a jàppe dama jàpp ni que ni ñuy jàppe ñëpp ñi nga xam ni sax am nañ ay firnde yu gën a leer moom firnde yi mu wax lu complot la ñooñu ni ñu leen jàppe moom noonu lañ ko war a jàppe li ñuy toppee Ousmane Sonko taxoon na ba coow am fii si biir Sénégal ci weeru mars bii ñu génn waaye moom jëwriñ bile rafetluwul benn yoon gouvernement bu Sénégal taxawaay buñ ci am ndaxte jëwriñ yu bëri pataaral lañ ci àndaloon looloo waral moom mu génnaat ngir rek défendre nguur gi moom mi le sax jamono ji gëtëm gépp fu mu ko teg mooy si maire bu Ndakaaru mi ngi Maram Ndiaye dañ topp incha allah actualité bi jëm ci ndajem ëngëm lu gouvernement bi ak ñi ngànk mbirum élection ci Sénégal ngir xool ana yan dogal lañ jël ci coppite boobu jëm ci code électoral bu Sénégal ngeen may nopp li nga xam mooy rédaction bu ITV ak iRadio xabaar yi wuy leneen soxal mbirum njàng Sénégal jàppale ni kon ña ngi koy waajal jongante yi la soxal li nga xam moo di CFEE lu ñu mel jam ñaajo ña ngay ëngëm lu ñëw itam ci wàllu googee bànqaas bi dénk njàng maak tàggatu ko di inspection ba dénk njàng moom woote na fukk ak juróom-ñeenti bànqaas fa nekk ni ay centre d'examen ngir ñu war a waxtaan ak ñoom ci wàccaay boobu lépp jongante ka yor mbir ma di Abdoulaye Ñing mu ngànk bànqaasum njàng ak tàggatu ca jam ñaajo dénk na kàddu Babacar Seck. xam nga comme daaw année scolaire bi dafa xawoon a gudd ndax jàngoro ji moo ko waraloon te dañu xool ne yenn école yi donc conditions yi réunir uñu woon pour ñu def fa examen ñeent ci yooyu dañ leen déplacé woon yóbbu leen feneen mais ren am na ci yoo xam ne dañ leen a defaraat ba mën nañu accueillir candidats yi ñaar rek la ñu mujj déplacé mooy Diamniadio 2 bi moom la ñu yóbbu lycée Ousmane Sow de Diamniadio beneen bi mooy Castor 3 Sococim ñu yóbbu ko ci école élémentaire bu Kib Barrage ñaar yooyu rek lañ déplacé ndax fi ñu toll nii daanaka fukki junni masque may nañ ko élèves yi ñuy def certificat entrée en sixième ndax gis nañ ne fan yi mujj yëf yokku na mbas bi xaw na yokk moo tax ñi nga xam ne ñooy nekk ci école yi ci centre d'examen yi muy examinateur wala élève ñoo ngi leen di ñaax pour ñuy sol ay masque parce que wax dëgg mbas mi fi ñu toll nii mi ngi tàmbalee jaaxal nit ñi. waaw xale yi amul këyit daanaka mën naa ne amatu ci kenn mën naa ko wax ci turu inspecteur d'académie amul benn élève boo xam ne tey jii ci Tëngéej département Tëngéej amul këyitu juddu ci def examen ñoom ñëpp am nañu këyit. te li waral loolu mooy taxawaayu ki nga xam ne mooy présidente tribunal première instance bu Rufisque ndax def na fi ay audience foraine yu bari maye ay këyit xale yi nga xam ne yëpp dañu waroon def examen te amuñu woon këyit ñoom ñëpp am nañu. mi ngi noonu waajal examen yi soxal li nga xam mooy CFEE jam ñaaji ci wàccaay ci wàcc googee ànd caag seex ci gëstu bi mel leneen soxal xibaar ba tey njàng bi am na yenn ci élèves yooyu ñu ngi waaj ci rédaction bu ITV daal di càmbar benn njagamaar topp ko ndax it ca njàng ma ngi koy waajal Aïssatou la ma xam ne jàllum ma nga ca école 1 Mamadou Diagne mu ni noppi na ngir daal di song yooyu jonganteem ngir mën a càqi yépp caxinte ci taabal ji nee na noppi na ci bépp anam ndax njàng mi lépp mat na nafar gi it am na maam Seyna bu baabu demoon na seeti ko reportage. Aïssatou nekk ci jàng gu mujj gi moom nag pour mu concentré wu jafe na lool ndax xale yi ci wetam moom ñuy xamal ni wóolu na boppam jarul muy am tiitaange. wóolu naa sama bopp pour ma am sama examen. ndax lan ko nga wóolu sa bopp. ndax man maa ngi jàng sama leçon. école pare ngeen seen programme bi li ngeen waroon def ngeen ko wala. waaw def nañ yëpp pare nañ suñu leçon yëpp. mu des benn fan ngir mu mën a passé yi le examen moom nag ay dafa fas yéene yendu ak ay kayewam. alors tey nan nga fas yéene ak sa journée rek. damay toog sama kay di jàng samay leçon. Kadijatu Bari di yaayu Aïssatou moom nag mook doomam bokkuñu gis-gis jàpp na ne doomam dafa xaw a tiit. tey de sunu bi tey yaram bi xaw ma lan la tey yaakaar na dafa xalaatu si examen bi si day jàlla wala jàllu tey dafa changé complètement tey reetaanewul ndikkeegu sax mu ngi xalaatu rek si day jàlla wala jàllul war naa ko day tey war naa ko ni insay yi mun na jàlla waaw fan yi day jàng bu baax. ñu nar a toll 293 733 candidats yuy def examen ngir jot seen lijaase bu njëkk suñu candidate bi di Aïssatou Diallo pare na pour jël ndam li.
maam Seyni bu baabu jaajëf gërëm ko itam moom boobu lépp ndaw ak ñi mel ni moom di waajal yooyu lay jongante ñaanal leen am ci ndam ak jàmm leneen loo xam ñoom bëgg nañ ca ndam mooy ñiy jànge ca lycée ba nduppee Tali bu Dabo nekk fii ci Grand Yoff ñoom dañoo génn ci mbedd mi ba ci seen naxaru xol nee ñu seen boolu mu ñu kay fees na ca ndab su feesee tuurum loo ko indi mooy seen lycée la leen bëgg a jëlee tuxal leen lii mooy metti ñu nag ñoom li ñu bëgg mooy na leen bàyyi ca barab boobee ndax moom la ñu xamul la ñu miin ñu xuus ànd càkk gëstu Mamadou Diema Fall Fall reportage. élèves yi ci lycée Tali bu Dabo xëy gàlloo seeni morso yu xonk ñoom ndongo yi ànd ak laago dañu leen toxal ci lycée bi ñu nekkoon dogal boobu ñu ne ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. li ñu bëgg rek lenn kase la mooy ñu delloo suñu école ñu toogaat fii nii moo xam ñu yóbbu ñu bàyyi ñu comme ni ñu meloon bi ñu sos école bi li ko taxoon a jóg dëgg uniquement pour les personnes handicapées ñu indiwaa ñu suñu école ñu toogaat fi am fi liñ fi bëgg ndax su ne suñuy xarit yu bëri ak suñuy mag ak suñuy rakk yu bëri fi nekk nii toog nañ seen kër jàngeetuñu te bëgguñu ñu dem ci mbedd bi di yalwaan wala ñuy def nag su dul noonu. seeni waajur ne jamono ji ñoom dañu ànd ak njàqare ñu gunge si leen ci seen ñaxtu bi li ñu tuxal ndongo yi ci seen lycée bi ñoom waajur ñu xam le ne jafe-jafe yu gone yi doon dund dafa nar a yokk. day gën a yokk parce que fii rek amoon nañ ay jafe-jafe waaye fii amoon nañ ay médecin bu xale daanoo médecin bi dañuy wujat yóbbu waaye imagine nga fële bu xale bu piqué crise bu xiifee day crise amuñu ñu leen di jàppale naka chaque jour xale yi daanu chaque jour ñu am problème parce que loolu yëpp bokk na ci loolu. waaw loolu moo tax ñu bëggoon ñu bàyyil ñu suñu lycée bi gën ñu koo defaral ba mu méngoo ak ay normes internationales comme niñ ko signé. élèves yi ci lycée Tali bu Dabo yebbi lu leen métti mu bokk ci li ñuy sàkku ñu gën a ñoŋal tàggatu bi jëm ci ñi leen di jàngal. ndax prof yi war nañoo mën a am formation boo xam ne war nañoo mën a jàppale ñun ñuy jàng ñun ñi si réussir fi mu nekk nii dañ ñuy compter parce que ñu si bëri prof yi ñun peut-être am nañ xelu jàng. mais am na ñoo xam ne mënuñoo bind ay machine lañ soxla mais amuñu moyen yu ñu jëndee ordinateur te prof duñu leen permettre ñu utiliser ko ci classe yi duñu leen permettre duñu leen wutal ay polycope au moins pour ñu mën a jàng seen leçon devoir bu ñëwee duñ ko mën def parce que duñu leen permettre ñu wuti ku leen bindal. élèves yi ci lycée Tali bu Dabo ne kenn waxu leen lu tax ñu tuxal leen ci lycée bi ñu nekkoon li ñuy sax mooy kilifa yi xoolaat dogal bi. mi ngi noonu lycée Tali bu Dabo nekk ci ñaxtu tuxal ba nu fa bëgg a tuxaleem ña fay jànge moo leen di méttax ñu génnoon ci mbedd mi jaajëf Mouhamadou Dieng ak ma Fall demoon seeti la ñu xuus wutal daanuk Ndar romb tuuti dugg ci biir wàllu daanu dex gi baykatu sabla sa ña ko taxaw tonk naam sabla si nangu na naam la nu bay waaye fu ñu ko jaayee moo leen të ñu ànd ak njàqare tax ñuy sàkku kilifa réew mi président Macky Sall xool pexe ci wàllu googee donte dëgg mën nañ tabaski taxul seen xel dal ci jaay la ñu bay ci sabla ñu xuus daanu Ndar ànd fa correspondance Momar Alexis ñi yëngu ci wàllu mbayub soble ci vallée du fleuve Sénégal njàqare la ñu nekkee li ko waral nag mooy li ñu bay ñu xayma ko ci lu tollook juróom benn fukki junne yi tonnes dafa dara des seen loxo donte nag am na ci lu bëre yoo xamante ni jot naa yàqu. ndax bu ñu bay leen nuy bay te duñu jaay bu yàggee bay bi ñëpp daanu dem seeti leneen te xale yi ñu téye bu ba yàggee daan leen bàyyi ñoom it ñu dem ci gaal yi bugguñu ko naam ndax xale bu dem si gaal xam nga ne mën na def safaan ba waaye tamit xale laxas wolof Njaay dafa ne lekkati kese naxuli bay. am nañu 60 000 tonnes mais 60 000 tonnes yi boo xoolee bon am nañu perte normalement 30% dana am perte soble beneen bi tey jii nii taw bi mu ñëwee am na leneen lu mu yàqaat ñu ngi yaakaar ni daañu am 40% donc 60% bi boo calculer 20% moo si dem. kon 40% bi mu ngi si loxo producteur bi mënu ko jaay. baykat yooyee nag di joxañ baaraamu tuuma ñii lee nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu agro business ndax nee nañu ñoo tuur soble ci marché bi ba njëg li wàcc. agro business yi nga xamante ni moom la ñu importé ñoom la ñu indi ci réew mi ñu ànd ak baykat yi ci biir marché bi loolu moo indi jafe-jafe donc wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg mais affaire bi mënul saafara. parce que fan yee si gannaaw la 30 bële passé dañu réunion woon bi ñu réunion ARM la ñu réunion ñu béykat yi nañu arrêté 7 jours bon multinationales yi aussi arrêté 30 jours bu ñu paree ñu defaat réunion évaluation ñun arrêté nañu 7 jours mais bi ñuy reprendre agro business dañu reprendre ànd ak ñun moo tax ñu indoone marché bi ba nga xamante ni benn producteur mënul jaay soble
waaw loolu mu nekk jafe-jafe bu rëy. ak nawet bi di tàmbali seen njàqare nag dafa gën a fës ndax soble si amuñu fu ñu ko denc ñàkkum magasin de stockage ci diwaan bi moo waral loolu. Momar Alice Niang jaajëf ñu jógee diwaanu ko Waalo ak soble sam waa Sadio ñoom amuñu problème soble waaye fu nu fajoo moo leen yitteel association ànd suqali Sadio taxaw ci wàllu guddi mel fexe ba tabax maternité moo leen tax a jóg dimbali soxna ya ndax lay mucc ci ñoom yenn saa yi day am lool jafe-jafe yu bëri moo tax ñooy muccal leen mënta ñàkk ñu xuus diwaanu Sadio ànd fa correspondance su Gora Ndak Lo. association ànd defar Sadio wàllu askan wi yewoo ci commune bi la nekk ci département bu Mbacké fii ressortissant naka noonu émigré tabaxu maternité ngir yombal la paj mi ci ñenn ci askan wi. li tax ñu def li yërmande bu ñu am ci suñu mbokki jigéen yi xam nga jigéen bi wasin dugg ci ambulance boo xam ni kenn xamul lu muy niroog jaar ci yoon woo xam ni dafa xaw a sant sow kooku dafay xaw a doy waar donc léegi madame Ndaw yónnee la kooku tali bi nag moom monsieur le préfet sous-préfet yow lañ koy wax parce que ci diggante yow la ak monsieur le maire ngeen dox ko pour que ñu mën a am suñ lii ñu nekk moo xam ne mooy suñ jafe-jafe wax nañ ko dama ko wax suba ne ko ñun ambulance médicalisée lañ bëgg mënuñu mais tant que te yoon wi baaxul bëgg ni fii ne tam day yàqu. personnel médical bu qualifié yi loolee bokk ci booluk njàmbat bi askanu Sadio yebbi ginnaaw ba ñuy xamle ne cay jafe-jafe kot la ñuy dund. indi leen médecin yu baax indi leen sage-femme yu baax ñi mën a opéré dañu dem fenn ambulance bi nga ko jëlee rëgg jëlee yoon yu baaxul ngeen ko tayif ba gerle lu mën a baax la tayif gerle lu mën a baax la lu tawul Macky Sall la su ngeen demee ne ko Sadio lii la ñuy jooy tayif gerle la ñuy jooy ci tali hôpital bi defar nañ ko jooy nañ nag santé mënuñu koo xam dajal nañ suñuy dërëm ak suñuy ñaar góor ñi dem nañ ci tool yi balanteeru jigéen jaay nañ basaab ak Dakar ba dajale seeni dërëm ak seeni ñaar def lu mel nii ngeen teg ko seen bët na ko Macky Sall dégg nañu indil médecin baax. ci noonee yokku ca ñàkkum yoon di li tax njiital bokku moomeel bu Sadio yëkkati kàddoom. Sadio bu fekkoon tey ministre bi li tax ñu bëggoon ko pour mu ñëw su fi ñëwoon tey gis Sadio ni mu mel. conditions yi ñu nekk ak tamit position géographique bi Sadio nekk ak enclavement bi ñu nekk yaakaar naa ne ak lii nga xam ne tey waa Sadio liggéey nañ ko fi loolu madame Ndaw loolu ay bëgg nga waxal ko monsieur le ministre ni ko war na def centre de santé am na yu bari yu programmé ñun de yaakaar naa ni tey kenn gënuñu ci yell pare nañ pour ak ko gis nga li ma ko waxoon jot naa démb ministre bi mu ni ma li man ko defar nañ loo xam ne mën na centre de santé bu leen ñëwee bu leen neexee ñu def ko fa bu leen neexul bu leen ñu centre de santé mënut ñàkk leneen on est prêt pour liggéey beneen centre de santé boo xam ni dinañ ko def mu ci nekk. maternité bi ñu tabax ko ci seeni koppar association ànd defar Sadio ne fas yéene na amal yeneeni infrastructure ci noonu it muy sàkku ci état bu Sénégal mu gën leen a jox loxo ngir ñu teggu ci yoonu émergence. góor ak lu jaajëf bu fekkee diwaanu Sadio jàpp Mbacké ak Touba ay jamono poste amoon na fa doole lool waaye léegi mi ngi tàmbalee lot laatikaaf ay wujjëm ñoo ko yóbbu daanaka nduluñ lu ni mel tax na ba nga bi dénk communication ci pencu ndaw réewum Sénégal député yi ni pexe mënta ñàkk ngir wàllu waa poste ban dellusiwaat poste ba nu occupé wu ñu mën ko delluwaat yor ci Sénégal gi ci wàllum communication. li moo tax waxtaan am na ci daanuk Mbuur waxtaanuk ëngëm la bu yaatu waa poste ak parlementaires yi ñu xuus ànd faak correspondance Mountaga Kane. commission bi yore lu aju ci wàllu caada ak communication bu assemblée nationale fas na yéene jàppale poste ci wàllu politique bu bees bu aju ci wàllu xarala yu yees yi. mooy tey àdduna bi muy doxee mën naa ne lépp numérique la donc te ci loolu donc poste dafa war a xoolaat doxalinam. mais yàlla dogal na poste moom anticipé woon na ndax direction générale bi anticipé na woon na réflexion bi am na plan stratégique boo xam ni définir woon na ko ba commencé woon ko doxal donc il était important donc parlementaires yi xam donc fi nga xam ne foofu la poste toll mais ñoom tamit li nga xam ne mooy seen yéene moom lañ bëgg pour jàppale poste mais également xalaat nan la poste war a intégrer numérique bi tey ci soqalikoom ñoom ñu xalaat ci ñu jox leen aussi ay outils. ki jiite commission bi ñëwaat na fii ci taxawaay bi ñu am ngir poste mën a liggéey ci wàllu koppar jëmee ko ci technique de l'information et de la communication. fi indi tey mooy xalaat ci ëllëgu poste
ëllëgu poste ci jamono bi nga xam ne ci la ñu toll nga xam ne jamono yi weccanto xaalis fekk ci nouvelle technologie la bokk. nan la ñuy def ba poste am ci wàllam jël ci wàllam mi nga xam ne wàll bi nga xam ne moom moo ko moom surtout sensibiliser aussi yeneen sociétés yi surtout à ARTP que nan lay jàppale poste ba li nga xam ne moom la moomeelam la ba ñeneen même buñ ko jël duñu jël lépp bàyyi ko moom it mu liggéey ci sensibiliser état bi aussi ba moom it li muy jëflante ci wàllu xaalis au lieu que mu koy jaarale ci ñeneen ñi na ko jaarale ci poste bi nga xam ne boîte boo xam ne boîte nationale la ñëpp ñoo ko moom. poste bi nga xamante ni démb ak barki démb moom moo jiite woon lépp lu aju ci wàllu télécommunication di liggéeyloo lu mat ñeenti junni nit fi mu nekk nii mu ngi wër yoonam gisagu ko ci bi àdduna bi nga xamante ni bi ngi soppeeku bu gaaw. jaajëf xabaar yu wëy dugg ci mbirum tàggat yaram jàppale ni Ligue 1 ma ngay wëyandi Jaraaf na gën a démb dafa rëq ndigul waa AS Pikine yu xoosu leen ñaari bal ci benn lu ko mooy yooyu jogante amoon na waaye ba tey Teungueth FC ma ngay doxalandi donte jël pot bi des na tuuti teewul am nañu yaakaar ñëwaat ci résultat wu 23e journée Ligue 1 bu Sénégal ànd ci ak Aladji Cheikh Diop. Teungueth FC mujj na doon champion ci ay bés bii. US Gorée mu waral lu ni mel ndax moo leen daan benn bal ci dara ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bii nga xam ne buñ ci amoon ndam am na nu muy demee sax ñu nekk champion waaye Gorée daf leen daan te it am ndam loo xam ne dina ko may mu am yaakaar des ci première division bi. ci beneen boor bi Jaraaf bu Ndakaaru moom daa dañ fekki Pikine daanaka neenal chance yu ma amoon ngir nekk champion ñaari bal ci benn la ko daan ci Alassane Djigo maam Thierno Dioum ak ñi mu àndal nga xam ne ci ay jafe-jafe nekk fan yii amatuñ benn yaakaar ngir rek jël championnat bi. te Pikine sax gannaaw ba mu nërmeeloo la ñàkk ñaareelu place bi ci kanamu Génération Foot waaye Génération Foot moom ñëw na ci ñaareelu place bi gannaaw ba mu amee ndam ci jogante bi doxoon ci digganteem ak Jàmbaar bu Saly ndam demul ndam di ko diggante AS Douanes ak Stade de Mbour ku nekk benn bit nga dugal sa morom waaye ci suufu classement bi moom xeex ba gën a metti saa su ne ñaari Tali daal di fekki CNEPS Excellence daan ko ñetti bal ci benn Dakar Sacré-Cœur daan Njàmbur bu Louga ñeenti bal ci benn loolee tax na sax ñu nekk ci fukk ak ñaareelu place bi ñaari point dong dox seen diggante ak Gorée mi nga xam ne moo nekk daanaka ci kanamu ñaari Tali nërmelu boobee tax na sax ñenn ci supporter ñu jàpp rek ne entraîneur bi di Sidath Sarr dañ ko war a dàq ba tax na ëllëgam ci banc bi leerul lool. Mbour Petite Côte daa dem fekki Casa Sport daan ko benn bal ci dara terewul na moo nekk ci fukk ak benneelu place bi te ba jamono yiit mën naa wàcc ci deuxième division bi ci deuxième division boobee sax la ñuy wutali foofii Géejawaay nërmelu na gannaaw ba mu amalee ay bés yu lool ñàkkul benn match Sonacos moo ko fekk si daan ko ñaari bal ci benn ñoom sax terewul ba tey ci kaw te di xeex ngir jël lii di championnat ci ñaareelu division bi seen ginnaaw Linguère bu Saint-Louis ci ay bés bi mënoon naa sax yéeg ci première division bi bu amoon ndam waaye mu jéewulu antu ndax dafa témboo ak jom ci kenn duwul sa moroom dara lu si mënti xew gannaaw des na ñetti match ngir rek benn poñ bu mu war a am waa Linguère ñoom loolu warul nekk jafe-jafe lool US Ouakam mi nekk ñetteelu place bi moom bàyyiwul dara ñaari bit la daan kii di Port Autonome bu Ndakaaru Thiès FC moom it moo daan Amitié FC ndam dikul ku nekk dugal na sa moroom ñaari bit diggante OJ Fatick ak Dakar Université Club waaye ngir jeexal Demba Diop FC moo daan Renaissance bu Ndakaaru ñaari bal ci benn. Cheikh Diop jaajëf waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci ETV li moo la flaat ci xibaaru marax yi bloc d'information bi day wéy la Total ak Alxasana Fall jaa ngeen jëf.